asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. dañoo bëggoon a dellusiwaat rek ñu ànd bokk dàgge xel yi te xam ne nous avons une responsabilité présente, une responsabilité boo xam ne dafa permanente, une responsabilité boo xam ne ay fen ak sosalaate mënu ko lijjanti. Il faut nu gëmloo ñi nga xam ne ñu ko séqal nous avons une intelligence, am nañ am xel te it ni histoire bi tëddee xam nañ ko. Pourquoi le terrorisme am une popularité ci le nouvel ordre mondial? Pourquoi ce nouveau mot, le terrorisme, ak fu mu jóge ak kat ñana ko indi? Le terrorisme du dëgg amut. Ce qui existe, c'est la politique des accusations. Ce qui existe, la politique de la peur, une politique psychologique nga xam ne day détourner doomu aadama yi, maanaam une formule de manipulation moo indi baat boobu. Le terrorisme, les nervis de la République, les nervis des maçons, loolu yàgg na. Depuis la Bastille ou quelques années avant la Bastille, il y avait des nervis, des forces occultes. Seen liggéey moo doon dem ci kër chrétien yi di ko taal. Seen liggéey mooy recruté par le gouvernement français ñu dem kër labbe yi di lakk seen daara yi, di lakk seen église yi, di lakk seen téere yi. C'était des recrutés, c'est nervis. La République mooy sun musiba ndax xamuñu lu mu doon, xamuñu lu ko sos, xamuñu pourquoi mu nekk ba ndege ni, xamuñu itam pourquoi France jox na ko te aada ji bokkul, jëfi ni bokkul, dégg ni bokkul, orientation géographie bokkul. Pourquoi la République, qui est devenue une religion de contrôle, bien sûr avec la laïcité, une laïcité criminelle, une laïcité qui est devenue la locomotive de Satan, une laïcité qui détruit des intelligences, une laïcité boo xam ne fi mu jëmee xamuñu ko, une laïcité boo xam ne dafa suuxal suñu diine muy le christianisme ak l'islam. Cette laïcité de merde moo transformé l'éducation nationale ba suñ doom yi tey kenn ku ci xool sa bopp, xool sa doom na nga daan jëfeek sa baay, sa doom jëfewu ko ak yow. sa doom bëggul laa xam sax paa bi lay wooye ndey ji mère bi. Pourquoi cette politique de la peur détruit des intelligences? ay yuur la ñuy duppër ci. tubaab bañ nañ ko ba Jules Ferry, le grand maçon, moom leen dénk yuuru sénégalais yi. Cette formule de transformation a été dessinée, inventée par Jules Ferry. ñu sopp ñu ay dof bu ne terroriste rek ñëpp jóg bandi ko jiñ ay innocent. waaye nag quand il applique ce mot, c'est pour faire peur. Quand il applique ce mot terroriste,
c'est pour arrêter des personnes. Ce mot terroriste, c'est comme du matériel de combat. Dara du ci dëgg, dañuy fen. Le Sénégal n'a jamais connu le terrorisme. Mais avec l'intégration du nouvel ordre mondial, il faudrait que ce mot prenne popularité. Terroriste ba ay imam yu xamul lu terrorisme ñu la accusé ay raykati nit ku ci mel ne imam Ndaw Akhenaton boo ko xoolee moom ci boppam àttanul ak fetal àttanu ko daw ba jeex tàkk daw ba jeex amatoo njariñ kàttan zéro tey bu Macky Sall demee ba lay accusé terroriste loolu moo lay waree ne ay false accusation la ñuy def pour man laay faagaagal wala ñu faagaagal seen njaboot dañuy fen. Il n'y a pas de terrorisme au Sénégal. Il n'y a aucun terrorisme au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais connu le terrorisme. Nous avons des forces occultes qui nous intègrent. Ay forces occultes ñoo dugg ci réew mi noonu France defoon ba mu créé sa république ces mêmes nervis ñoo nekk Sénégal muy le même système mais le Sénégalais n'est pas terroriste dañuy fen Babylone ko indi na génn ko les grandes puissances commercialisent ko def ci alal mu siiw mun la bëggee faagal c'est un point mun la bëggee accuser c'est un point mun la bëggee dugal prison c'est un point ñun le terrorisme. Nous connaissons les terroristes du Sénégal. Macky Sall est un terroriste. Ces marabouts yi nga xam ne ñoo ko jàppale depuis 1960 nga ne ñoo suuxal réew mi mais ce sont des terroristes. Le terrorisme c'est la France. Un terrorisme monétaire, un terrorisme économique, un terrorisme de peur, un terrorisme psychologique. Kenn xamatul foo jëm ndax tiitaange da nga jur doom di ko xool tiit waaw ndax kii dina mënal boppam une question principale xale bi judd di màgg di dem di màgg cigarette sa boo toxee yaa ko jëndal c'est ça du terrorisme. Ils nous ont terrorisé lépp loo xam ne am nañ ko ci réew mi mu ñoree ci réew mi tubaab bi day gaaree bato jël ko yóbbu nga di ko xool say bët te doo ca man dara mu jël lépp yóbbu da ngay dem ba say doom duñ am pexe dañuy topp gaal yi ci ndox mi topp gaal yi ci ndox mi di dee pour lan pour xam nu mu demee ak bëgg a tedd ak teral seeni waajur lépp Macky Sall xañ ñu ko Senghor xañ ñu ko Abdou Diouf xañ ñu ko Abdoulaye Wade xañ ñu ko ñoom ñëpp ay combine kat lañu woon waaw dafa jot we have to get back our country. Le terrorisme dañuy fen ce sont des manipulations yu lay permettre nga mën a neutraliser nit ki que ça soit am xelam war nga neutraliser ko physiquement. Imam Ndaw dañ ko doon rey fi ko këram fetal rey yàlla def bis boobu wërta dee mais da doon faatu. Akhenaton dama ne àttanul ak fetal kooku ko jiñ terroriste porteur de bombe traumatisé nga njabootam ku dëkk fii ci Ngumba Ngéewul bu njëkk sax boo ne terroriste day rëdd yi ak i naar yi sax day naar parce que ci naar yi ngeen ak jullit yi ngeen def ay terroriste te du dëgg parce que ñoom ngeen bëgg a attaqué. Si Macky Sall se permet jël ay xale sénégalais ba tey ñi kasu bi tëdd mu leen di woy ay terroriste du dëgg réew mi moo ñàkk fayda jóg leen ngeen lijjanti seen bopp. C'est pas Ousmane Sonko de trouver des dates pour nous. Mais c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités et se détacher de ces criminels qui nous gouvernent depuis notre force indépendance. Nous ne sommes pas des terroristes. We are a freedom fighter.
dama ne ñun ay freedom fighter la suñ liberté suñ indépendance notre souveraineté loolu la ñuy xeex pour jot suñu réew. Macky Sall, nous ne sommes pas des terroristes. Arrête de nous appeler des terroristes. Macky yaa am ay nervi, c'est toi le terroriste. sëriñ si nga àndal di combine ba yàq l'islam bi, sëriñ si ngay àndal di combine di leen sédd, sëriñ si nga àndal di combine ànd ak ki politiciens ki transhumants, c'est vous les terroristes. Le peuple sénégalais dama ne Macky, nous ne sommes pas des terroristes. Vous êtes le terroriste principal boo xam ne affecté par le nouvel ordre mondial pour détruire notre pays et nous refusons. Nous ne sommes pas des terroristes. Macky Sall, Macky, laisse les enfants, xale yi nga téye ci bàyyi leen ñu dem, ñi nga téye 100 mètres, xale yi nga tëj duñ ay terroristes, bàyyi leen ñu dem seen yoon. C'est toi le terroriste. dem di deeyaate ak i sëriñ di teg say plan ci l'islam, ànd ak say franc-maçonnerie, ànd ak say góor jigéen, les forces occultes, les nervis, une nervi intégrée à la gendarmerie, une bande de voyous de nervis intégrés à la police qui tue les Sénégalais. Macky, c'est toi le terroriste et vos compagnons. Nous ne sommes pas des terroristes, Macky. Je regrette. C'est toi le terroriste. Marème Faye Sall, sa doom, sa njaboot, say rakk, sa bokk, sa famille, tout un Sénégalais xam nañ ne alal réew mi lañ yor. C'est vous qui terroriste le Sénégal. Ce terrorisme d'État, il faut l'arrêter, Macky Sall. Nous sommes des hommes. Et ce pays n'irait nulle part, avec ces marabouts collaborateurs qui, depuis 1896, sont en communication avec le blanc. Tous ces marabouts, tout un marabout décoré et complice. Tubaab bi du décoré mukk koo xëylul. Tubaab bi du décoré kum déggoo li wax. Tubaab bi du décoré koo xëylul fenn. Tubaab bi ku takkal médaille da nga koo ñaqal wala mu yónni la wala mu jëfal la nga def ko mu am ca ndam. Dama ne vous nous emmerdez. Bàyyi leen l'islam ngeen confisqué, libérer la République, restons tous des Sénégalais unis pour un Sénégalais de demain, un Sénégalais meilleur. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Le terrorisme, les forces occultes. Dama ne rien ne vient au hasard. Non, tubaab bi mu def xam na ko. Baatu terroriste bi ñu génnewaat dans ces 25 ans yi ñu ko génnewaat depuis Abou Nidal ak yeneen i terroristes yoo xam ne lépp fekk la di manipuler les intelligences àdduna bépp a dof. Nous sommes tous devenus fous à cause de l'Occident avec ce terrorisme bii nga xam ne moo terroriser les intelligences, moo terroriser les mentalités, moo terroriser nit ñi ba tey koo seet mi ngi dox stress lay dundee. Nous sommes fatigués, Macky, nous sommes des hommes. Arrêtez nervi, Macky, arrêtez nervi, arrêtez la police criminelle, une police d'État, une gendarmerie qui tue, une armée sénégalaise, une armée boo xam ne dama ne musuñoo rey nit pour Sénégal. Armée bi kum mas a rey rek Casamance la dëkk. Armée sénégalaise kum rey rek Casamance la. Mus leen a xeex. L'armée sénégalaise n'a jamais connu un combat pour le Sénégal, jamais. xeex yi ngeen xeex yëpp tubaab bi ngeen ko xeexal waaw bu ñu ko tàmbali ci 1914 lu ci seen yoon ba sëriñ si jël ay doomi jàmbur être en complicité avec l'homme blanc. Dama ne sëriñ bu joxe soldat rek da ngaa déggug tubaab bi da ngaa combine ak moom. moo tax yéen ñi joxoon soldat tarixa yi bi ko tubaab bi séddale yéen la ko jox. mais ñi samp yoon tijaan yi dëgg joxuñu leen ko kan waxante dëgg. Le mouridisme est né au Sénégal. Sëñ Tuubaa nee na amul yorut tarixa parce que tubaab bi imposé woon nii ak lii mooy règlement lii ak lii mooy règlement Sëñ Tuubaa accepté wul loolu. moo tax considéré wul le mouridisme comme tarixa, tubaab yi ñu ko considéré comme secte quoi. noo xamante dëgg xool leen li képp koo xam ne sa maam xeex na ak tubaab bi
kër googu fay nañ ko Xaali Amar Fall kenn déggatu ko fenn kooku mooy le khalife général ndax la première université en Afrique Xaali Amar Fall kooku mooy khalife général mu jëkk a taxawal école taxawal daara joo xam ne ku ngeen tudd Sénégal rek jàng na fa depuis 1603 Faidherbe moo dikk taal ko ba pare rey sëriñ sa fa nekkoon ñu accuse leen de force occulte ni mu demee xam nañ ko dama ne kun fi bàyyi tey ngay jongle koo ci xool ku ne am na kóllëre gum def ak tubaab bi wala lu mu yàkkal tubaab bi wala tubaab bi yàkkal ko li fi nekk nañ koo xalee xam ko nous sommes en période de combat il faut connaître les défauts remarquer les cibles il faut savoir venger ba pare xam nooy fayoo nous sommes fatigués Macky Sall si yéen sëriñ si nous sommes fatigués li seeni maam woote woon ak li ngeen di doxal bokkul li ngeen di lekk muy riba yéen a waroon joxe le bon exemple mais vous mangez tout toujours loxo baa ngi féete suuf ñuy teg ñuy jox di jox état bi joxe vous connaissez même pas où se trouve le trésor public pour payer vos impôts vous avez confisqué l'islam et vous avez confisqué la république ànd ko ak De Gaulle votre complicité avec De Gaulle dafa siiw le président De Gaulle dafa siiw depuis 1896 jusqu'à nos jours le marabout sénégalais est en complicité avec la France une complicité amère une complicité qui tue les Sénégalais une complicité boo xam ne Sénégal yëpp a gëlëm jàkk yi kenn dafi xutba dëgg li ñuy xutba li ci ëpp lu neex président de la république la wala lu neex le représentant local tel que le maire dama ne le terrorisme amul ci suñu jàkka yi li xew ci suñu jàkka yi comme Daniel Sorano c'est du théâtre xutba yi bu jàlloon Sénégal yi amul dégg l'islam depuis junni at ngi ñu ni xutba ajjuma ñuy déglu te ba nag ay jullit lañu wuyoo mais di ci ëpp ay naafeq lañ réew mi tëddee noonu ñii nu war a woon yoon wi ñoo nu dàq jabar ñoo nu dàq oto ñoo nu dàq kër ñoo nu gën i doom ay passeport diplomatique lañ yor fu leen neex dem ñu dagg suufu réew mi di leen jox kun gis sa doom même buñ ko mënee jur buñ la ko ñaanee nga maye ko ñu ñëw sa kër nga reyam xar jox leen nit ñoo xam ne da nga am lan le marabout tubaab bi wax na dëgg pourquoi mu tuddee ko le marabout parce que bu njëkk on les appelle les apprentis dieux naar yi ñoo ko kaas ne rafetut ñuy wooye ay sëriñ ci l'islam ay apprentis dieux c'est insulte la c'est la franc-maçonnerie moo ko fi jëlee ak la laïcité bi moo ne discrimination la bu ñu waxati loolu ñu leen wooye l'oiseau bi nga xam ne moo gën a ñàkk njëriñ ci àdduna ñu naan ko le marabout benn dafa nuroog ñoom parce que dënn bi dafay weex mu sol yére yu ñuul bu ne fër mel ne ko sol ab samba sembe mu picc moo xam ne bu jógee rek medd da ko yëkkati tubaab bi xool ko tudd ko suñ sëriñ ci le marabout kenn ku naan marabout la ak les marabouts kan del si suñ bopp kan dellu doon ay nit yàlla nit la soxla yàlla borom xel la soxla yàlla koy doxe am xel lii ma wax sax naqari nañu bari waaye seen bopp laa leen bëggal am yërmaande ci yéen a tax may wax noppi jot na waaye mënuma koo ba parce que li ma gis doyuma askan wuy waaxuuti sawara laa gis wax askan woo xam ne dañuy waaxu jëm sawara laa gis dama ne bu démb dellusi woon tey damay xeex mais comme nii la demee avec ces règlements de société il faut kàddu jib nit ñi dégg ko jubbanti xel yi te kenn ku ne wëlba ci sa bopp ku la digg àjjana day fen dama ne ku la digg àjjana waxut dëgg les forces occultes bien sûr ce sont les nervis de Macky Sall les forces occultes
sont les terroristes de Macky Sall. Les terroristes yi nga xam ne ñoo yor réew mi téye ko boobu ba ndëgë ni amuñ benn pexe moo xam mën koo jaar l'islam bi dañ koo nangu confisqué par des terroristes. L'islam sénégalais a été confisqué par le terrorisme. Terrorisme mënta passé nga tëdd sa kër teg la say tànk yor say jeeg di dawal say oto mel ne ba mafia escortesse bu doy jël ay baax dox amuñu añ tey amuñu tey ñu ne say tool di kër di la ko bayal bu ñëw di takk lépp jox la ngay fet naan dana leen yóbbu àjjana wala saamam dana leen yóbbu àjjana yéen doon nappaaje say jeeg xale yi ñoom anañu li def ne ca tool ya nga wëlbati seen bopp yi ba nit mënta wax ak ñoom seen baay mënta wax ak ñoom boo leen soxlaa ñu dem ci yow bu leen seen baay soxlaa du leen gis li fi nekk dañ koy wax nous sommes en période de guerre il faut dire la vérité te nu bàyyi lépp ak lippoon bu leen nu fontoo réew mi ñoo ko moom yii ngeen def yëpp du dëgg bu ngeen du loolu forcé ci addiya bu ngeen du loolu laaj addiya mais da ngeen jox addiya maa ngi dégg benn sëñ Modou Bousso Dieng moom xamul dara ci fen la dëkk mu naan seeni baay ñun suñu baay du sa moromu baay yow mu naan sëñ bi ak seeni baay sëñ bi ak seeni baay mais sëñ bi daa gën suñuy baay ah am da ngaa yow loolu nga gëm defe ne sa baay daa gën suñu baay yaa bon déglu naa la ñaari yoon ngi ngay juum atta nga wax imam Dramé keroog ma dal ci sa kaw mais bi yoon tu es un petit type dama lay jéggi waaw sun baay du sa moromu baay bul tudd sun baay sa baay day tàllal loxo ñu di ci teg sun baay du tàllal loxo sa baay lu mu yor noo koo jox mësta xëy fenn wala état bi jox ko wala mu lekk suñu alal suñ Modou Bousso ko xamadi nga mënoon ngaa mel ne Habib Sy suñu Habib mënoon ngaa mel ne moom laa gis te waawoon moog sëñ Moustapha lu yëngatu ñu taxaw lijjanti ko jeu du bourse duñ ko def Alaaji Habib yàlla na nga fi yàgg xam nañ sa baay Alaaji Abdou kan xam nañ ko waaw nag léeg-léeg nga bokk koo xam ne danga naan kii fu mu jóge ngay wax waaye sëñ Modou Bousso sa kàddu yu salte yu téye ko suñu baay du sa morom mu baay billaahi wallahi sama baay man du sa morom mu baay yow billaahi wallahi sama baay moo raw sa baay ci alxuraan ak lépp bul tuddati sama baay ma tudd sa baay ba tudd sa ndey ñun duñ saaga de mais li fi nekk lañ wax rek ku yaradeku nga sëñ Modou Bousso Dieng suñu baay du sa morom suñu baay liggéey sa baay di dund suñu baay xëy sa baay tàllal loxo ñu teg ci loxoom teg ko mu lekk sëñ bi moo dugg ci politique quand tu reçois Macky Sall tëjoog moom waxtaan ak moom ne du ma politique ah Macky Sall buy xeex ban jekko ko nar koo gaañ nga ne bàyyi leen ah dëkk bi kenn du fi wote ah te ni ay sénégalais ah loolu politico doo denc sa wax ji ah gënoo ñuy murit gënoo na bu xam sëñ Touba bu dellusi woon billaahi sëñ Touba bu dellusi woon dana ma recevoir avant mu lay recevoir mën naa ko waat ci barke Cheikhul Khadim bu ñëwoon tey di recevoir sëñ Modou Bousso sëñ Touba dana ma recevoir ak sama njaboot avant muy recevoir moom lay recevoir yow ay wax da nga koy sàmm segg ko wax lu bon ku ne man na tuñu waxuñu lu bon lu baax képp lañ fa dañuy jubbanti suñuy doom waaw ñun xam nañ daara mooy lan Dramé lañ sant les premiers musulmans de la sous-région nous sommes des jaaxaanke sëñ Modou Bousso la seule communauté dans le monde entier àdduna wërngal këpp ñun waa Ahlu Dramé ñun jaaxaanke yi ñoo ci 100% musulmans nous avons intégré l'islam au 7e siècle ba l'islam tàmbali rek lañ ci dugg téeméeri at bi yonte bi nelawee leen dugg ci l'islam noonu xam lu mu doon tey nga naan sam mam bëgg maa fonto tu es un terroriste sëñ Modou Bousso Dieng tu terrorises l'intelligence des Sénégalais tu terrorises le mouridisme tu terrorises le peuple tudd la sax dama koy tëb parce que amoo njëriñ I don't say your name
doo zéro bandi veyu moom ngeen kan waxante dëgg réew mi sonn nañ toqi nañ dàcc nañ xale yi dem nañ ba xamutuñ fu ñu jëm seeni ndey ay rangooñ la ñuy fanaanoo seeni ndey seeni rangooñ la ñuy fa ngeen ànd ak Macky Sall di wëlbati ak di juutal ak di dëpp ak di solar ci réew mi xanaa amul leen xol ah menum Ousmane Sonko jóg bëgg koo lijjanti jóg taxaw ànd ak Sénégal yi nga xam ne ay patriote lañ li leen jublu ci réew mi ngeen nag du fi amee ah parce que ci la seen maam di añ ci lay reer ci la seen i bàyyi di añ ci lay reer ci ngeen ami tool ci ngeen ami passeport diplomatique ci ngeen di takkay jabari jàmbur yi ci ngeen di bëree jabari jàmbur yi ci ngeen di dem ba takk ci fanweeri jabar ak juróom-ñett te yàlla wax ñeent dama ne bu leen di fonto vous êtes des terroristes tous ces transhumants sont des terroristes, sont des voyous mais le peuple sénégalais ñi nga xam dañoo àndoon ni patriote lu soxal réew mi jubbanti ko taxawal ko moonu ñor te képp ku nekkoon ci réew mi xamu fa trésor public féete boole di sàcc alal réew mi ak foo mën a nekk daañu la accusé de terroriste war laa jàpp war naa téye te bu Ousmane Sonko dikkee bu soobee yàlla loolu dana mën a ne wala ñu dal ci kawam c'est fini toog muy dox sëñ Modou Boussa dabal jàngi métier soudeur am na mécanicien am na sëñ Modou Boussa sëñ Modou Boussa yat comme ni law bi yat cin mën naa ne danoo soxla ay cin danoo soxla ay móolkat sëñ Modou Boussa sa langage bi rectifier ko wala foo génne sorti rek danaa génne dal ci sa kaw nous sommes des hommes ay jigéen ñu jur ay soxnaa ñu jur ñu baaxanu jur bu ngeen di gàmmoo wala li ngeen mën a def suñ jigéen ñi suñ ndey ñu ngeen ci seen waañ yi saxaar si xaw leen na rey ñuy togg ak te du ngeen leen di merci mukk du ngeen ko wax waaw vous êtes des terroristes xale yi dee ci géej gi ndax amatuñ pexe li fi waroon nekk yéen a ko jël amatuñ dara xale yi daw topp géej gi mel ni di nga am ku jommi mel ni ku tiit mel ni ku xamatul looy def xale yi perdre mentalité xale yi dem ba seen i ba xamuñ sax fu yàlla nekkati ngeen dëng di confisqué ko xale yi tàbbi ci géej gi dee di tàbbi ci géej gi dee sëñ Bass Abdou Khadre daan dañoo xaru dof bi nekk Tiwaawan Maodo si Maodo si naan leen géej gi yow yaa war a naan géej gi yow parce que li ngay dundee baaxut lay yaa wuteeg sa baay Alaaji Abdou que je connais très bien dëkk ak moom Tiwaawan mu yar ma màgg ci seen kër googu te xamoo ma xam la du ngeen arrêté seen yëfi dof yi l'islam yëpp yàq ngeen ko Habib Sy mënoon ngaa mel ne moom wala nga xool ci moom mais lum la gën a goree mais ndaba mel noonu da ngay tëb wet gi mu neex wet gee safkaan yi wet gee du lum doon waaye weere nga la xalif général Tijaan mënoon naa dalal xeli nit ñi la xalif général Tijaan ni réew mi tëddee xam na ko la xalif général Tijaan xam ne li ci waawoon soxla mais da ko bàyyi am feneen fu mu jaar la souterrain ànd ak Macky Sall ca kaw Tiwaawan amuñu école buñ jànge Tiwaawan yi amuñu hôpital bu baax gis nga bërki démb la lakk Tiwaawan amul benn usine boo xam ne ma nga fay tàkk xale man caa jariñu ICS bi fi nekkoon Inde dem jënd ko sëriñ bi talu ko di waxi jàkka kii juma nit ñaa ngi dee Tiwaawan xale yaa ngi juddi avorté nit ñaa ngi silmaxa yaxi nit ñëpp yàqu na ana lu ko waral pënd bii nga xam ne ICS lay jóge nga xam ne indo yi ñoo fi awalee saxaar aw ci digg dëkk bi yàq njur yëpp yàq ëmb yëpp déformé bëti nit ñi Tiwaawan ñëpp am cataracte Tiwaawan ñëpp ko na xoolee parce que ca put ga toxique bee fa dugg waxal ci loolu julli dëgg la julli du dëgg la
juma niw yàlla la xam nañ ko innal masaajida lillah xam nañ ko mais yàlla waxul nga concentré ci lépp sa lépp rek ci juma ji non fi te an foofa taxaw rek mën ngaa fàkk julli ab wurmbal sax mën na doon juma mais alal ji tolloon war na ko mën a ji def ko ci dëkk bi heure bii Tivaouane suñ ma ko joxoon man ce serait à Tivaouane dans 5 ans les plus grandes confiseries de l'Afrique Tivaouane lay nekk je veux mango yëpp dagg ngeen ko dagg ngeen mango yëpp jaay suuf sépp dagg ngeen mango yëpp jaay suuf sépp li waroon a génn ci ñàmbi ji kenn xamul lu mu toll li waroon a génn ci les arbres fruitiers kenn xamul lu mu toll Tivaouane ak li ko wër ak tund woo yëpp suuf sa moo baax dama ne xotti gerte boo ko fa jëmbat boo ko ji mu sax ngeen wañ ko ànd ak Macky Sall ànd ak tubaab yi ñu di leen décorer ngeen di làkki tubaab di nga bi journal ah naan sama parfum alors mon parfum comme noonu ko sëñ Mansour Djamil di waxee le parfum mon parfum Sam Sidi Ajma le parfum on n'a pas xoolal sa li ñu soxla ci yow mooy xam-xam la science est un outil universel la science est l'outil des solutions képp koo xam ne ba ngaa dara mu réussir indi science bu teg xam-xam bu ko defee bu fekkee ne lu jeeb bi la day jeeb bi ci dëgg ndax xam-xama ko lal waaye maa ko doon ci sama maam man dong nga koy lekk dafay jeex tàkk jeena loolu tubaab na c'est fini that over le terrorisme c'est l'État du Sénégal ay terroristes lañ la France ce sont des voyous des terroristes la collaboration maraboutique ak l'État du Sénégal c'est du pur terrorisme dama ne c'est du pur terrorisme ñoom ñëpp ak la France benn équipe la boo xam ne dafay yàgg ba sëxër ba lii ma xale yi sax duñ ko mën a dégg dañuy def ne damaa ñaaw làmmiñ lay ñaawuma làmmiñ ñoom li ñuy defa ñaaw li ngeen bokk ñu bokk ko lekk ñoom donc te boo te ñoo xoola ay milliards nga bëgg ko yëkkati jox ko yenn jëm xoola Mbacké Faye ce voleur là un gars que j'ai connu bi may dem France Mbacké Faye chauffeur di dawal nit te boo te ñu ci àll bi tey il est revenu pour ma joxe 1 milliard maye ko est-ce que loolu dëgg la dama ne terrorisme amut du dëgg bi France jot indépendance am pour mu détaché ak église bi France dañoo jël ay nervi yooyu sous l'ordre des maçons ñooñu ñoo daan dóor comme Sénégal Macky dafa jël ay nervi yooyu mu sont des forces occultes moom la kii di wax te capitaine Dièye xamu fa ne ci Sénégal waaye wëri leen ko moo taxaw ci télévision les forces occultes dugg nañ Sénégal bay taxaw di jooy comme góor jigéen ci télévision bi kooku boobu nag dégguñu ko nervi Macky Sall yi fu nekk nañ ko ci jéem a wër ba xam loxoom a ngi ci wala déet dama ne wër leen capitaine Dièye ba xam loxoom a ngi ci wala déet peut-être il peut être un recruté bëkk démb am nañu jóge Saudi Arabie wàcc aéroport yor ay ngànnaay yor document bu valable boo xam ne ministre de l'intérieur moo leen ko jox est-ce que loolu dagan na est-ce que loolu liggéeyu police la li fi nekk dañ koy wax parce que dañoo sonn dañoo tay dañoo dàcc xamatuñ fu ñu jëm dañoo gëlëm tiit boole ci réew moo xam ne boo xëyee day gën di bon jàpp ay di tëj Macky day jàpp tëj Macky moom magistrat yi Macky 100 mètres bu néeg boo dem 150 personnes nga tëj leen ci 50 mètres carrés du dara Macky yaa bon
doomi Sénégal yi boo demee 100 mètres sa rongoñ day tuuru xale yoo xam ne amuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñu jëm xamuñu ko sëriñ bu dugg génn Bougangeli ay faux billets ci la nekk ñu jàppoo ci flagrant délit baran ko mu dem Mamour Diallo gis ngeen ko Samuel Sarr ma nga làqu Touba ak des milliards yoo xam Sénégal la ko moom ñooy terroriste ab sàcc nag un terroriste ku ko làq rek terroriste nga ko moom xale yi dañoo sonn ñu lañu xola dañoo toqi dañoo bëgg a dund loolu seen doom yi am muy grand bu bi jasneer yooyu la suñ doom yi bëgg passeport diplôme yooyu la suñ doom yi bëgg suñ doom yi bëgg nuñu jël géej gi di ci dee suñ doom yi ñu ngi ci àllu Brésil bi suñ doom yi taxawaalu gi ñu taxaw ci frontière Maroc bi ñu di leen di jox surtout leen def Maroc barki démb gisuma kilifa génn ubbi ci gémmiñam surtout yéen tijaan yi nga xam ne lu ngeen am yóbbu ko Faas lu ngeen am yóbbu ko fa mel ni Tiwaawan dara newu fa Alaaji Maalik kenn da ko gën yam leen Tiwaawan lu ngeen duuti feneen yam leen Tiwaawan Alaaji Maalik dama ne ka ngeen di seeti Alaaji Maalik ko gën billahi wallahi yam leen ci Alaaji Maalik sénégalais la juddoo ci réew mi njàng mu wér ñu ne ko Sidi Aj Malik mu defar yoonu Tijaaniya waaw jàpp leen ci Alaaji Maalik bu leen ko boole keneen gis am ndam jàpp leen ci Alaaji Maalik am ndam waaye lii xew Maroc xale xalifa général des Tidianes mu war na jóg wax waaye du ko wax ndax la muy séenu ca ñoom dama ne jàpp leen Sidi Aj Malik mbokk la ci noonu la bokk jëggaani wun ko muy ab sénégalais dàq jàng ka ngeen di seeti Alaaji Maalik ko raw billahi wallahi Alaaji Maalik ko raw kan waxante dëgg yàlla may nañu lu ne yàlla may nañu ba bàmmeel ay bàmmeel yu joxe dépense ca Sénégal ñu yàlla may nañu suuf bu man ngaa tibb suuf di jaay yàlla desi luñ suñ dara loolu ñu war a wañu gëm suñ bopp ci lii ñu nekk nag nar koo continuer depuis 1896 ba tey amul leen lu ngeen añee war ngeen xam ne du dëgg l'islam yi ñu nekk di ko pratiquer ne 95% des musulmans alxuraan ànd ak ñu depuis 1000 ans ñu yegg alxuraan te tey amul leen lu ngeen añee loolu moo leen nekkul leen ci dëgg ana li ko waral di ngeen ànd ak ñu nekkul ci dëgg les principal terroristes bu mag bee mag muy Macky Sall Madios Macky Sall sax dama ne amul benn xalif général bu war a toog doog Macky Sall ci ab lal amul kenn ku ci Macky Sall yi dem di seeti te ngaan waaye raxasoowu ko amul benn sëriñ bu mu jox loxo te Marème Faye Sall sawut mu raxasu ci wala mu jàpp ci ndox mi wala mu jàpp ci kooku moo war a taxaw ci suñu xef kooku moo war a taxaw ne ma Ousmane Dramé doo dëkk ci dëkk bi Ousmane Dramé da ngay dem Ousmane Dramé génnal Ousmane Dramé dama lay tëj Ousmane Dramé nangam Ousmane Dramé terroriste ak xëy na doon terroriste man damaa xam luy terroriste man mos ginaar sax billaay ginaar mosuma du ma ko rey laaj ko suma waa kër ginaar rek mënu ma koo rendi dama ne kan bokku jóg te yéen karawaas yi di leen dal depuis 1886 ba tey da ngeen a dërkis waaw même li Ousmane Sonko arrêté jërul woon arrêté ab xeex dana am ci biir juma l'islam xeex na ci weeru koor waxuma la lekk ko yàpp tabaski lekk ko yàpp xar yi pour lan su ma Ousmane Sonko du moo ko arrêté waaw nañ tëb même xari tabaski sax dañ ko war a arrêté Maroc arrêté na fi xari tabaski 5 ans juróomi at buñ ko arrêté woon tabaski juróomi at rek xari din siwaat normal juróomi at képp ñu ne bu kenn reyum xar ci dëkk bi mais na xar dañuy rey imam bu ne na reyum xar léegi économie bi relevé bu jógaat jër woon fomm bu doon man du ma ko fomm
bis dafa rafet sax ñu ne Sénégal tabaski ndax Macky Sall dañ doon wàcce parce que yàpp tax nga naan xoola or bi dem xoola jamaa bi dem xoola wagon yi dem bisu tabaski rek ñetti wagon yooyu jàll rek ñetti wagon yooyu jàll le 29 bi ñu waroon a marche ba tabaski jàll diggante boobu li fi jaar ci ay wagon ñaata avion ñoo fi naaw yóbbu or ak jama ñun xar lekk yàpp xar tax ñu naan dañ koy fomm aw yàpp parce que dañoo xiif suñ morom yi naan ay bomb la ñuy yor di tàbbi ci ko nasaraan si ñu naan noo paaka yi ndax tabaski paaka day bari kon yor nga paaka mais paaka nga yor kay lox doo yor paaka ku la tooñ nga waa yow ci tooñ yu lañ dëkk sonal nu dama de Macky dañuy wax riba lañ bëggut a lekk riba du dem suñ gémmiñ ñun Macky suñ bëggoon ci 100 millions yooyu am ci mais yar bi nu yar ak liñ promettre suñuy kër ak suñuy bàyyi mooy riba duñ ko dugal ci kër yi Macky Dramé laa sant lu ma ŋàbb rek maa ko moom du ma sex lu ma léewul seen corruption bi ngeen di def di teq di dóor di damm di fàdd ak koo nga ne ko 100 mètres arrêté la yóbbu leen denc arrêté nan ko karab police bi di bind procès bi lu ko neex lay bind ci kayit yi ñeente doomu aadama yàlla yi sonal leen wekki leen i saret dëkk di leen duma Macky Sall Macky yaa bon Cheikh Oumar Diagne lum la def Cheikh Oumar Diagne lan la leen def du dul nekk fi di expliquer la franc-maçonnerie mooy lan di expliquer la laïcité mooy lan le nouvel ordre mondial mooy lan Cheikh Oumar nekk fi di ubbi suñu bopp ak collaboration yi sëriñ si nekk woon ak tubaab bi dama ne tubaab du la takkal médaille te feccaloo ko il faut nga dawal ko mu doon la takkal médaille la médaille c'est une origine maçonnique maçon yi ñoo ko defar yëpp ay truandage la bu ma la neera may 200 millions man 200 millions ak médaille bi ñoo tolloo grade dañuy fen nan la jox xaalis bi nga dem sa yoon dama ne sëriñ boo fi seen muy takki médaille xëyal na tubaab bi wala mu feccal ko pàkkar ci ko la ko def waaw mais ñi fi nekkoon dëgg nga xam ne ñoo fi taxawoon di xeex ku ci mel ne Souleymane Baal la révolution torol taw dóorante ki korpeñ tubaab bi kooku tubaab bi du ko nangul xalifa du ko nangul ak tarixa moom Lamine Dramé bi muy dugg ci Tijaaniya boobu ñu fi nekk yëpp juddu wuñu ak lu jaaxaanke bi ni wér Tijaaniya dafa am même pas 50 ans 100 ans ñoom ñu jël ko di ko dóor ci beneen format nag bu bokkul ak format bii ngeen def yéen jaaxaanke yi tey ngeen di obligé ci waa ji ci Maroc pour lan te yéen Sénégal ngeen jëkk koo def nan nu respecté maan te naw Sénégalais bi nit nag boo ko raggee bomb yuur gi ba mu set eau de javel ko ab daf lay doon moo toujours demee naa leen tubaab bi mënta defar nit mënu ko waaye mën naa jël nit soppi ko golo muy cëppi naxa yi moo yàgg ay politique de manipulation les forces occultes la politique de la peur la politique sociologique boo xam ne dañ koy teg ci tegin woo xam ne ay manipulation lay doon yoo xam ne fen du dëgër kenn du gëm dara loo nekk da nga cey nekkandi en attendant c'est ça le Sénégal koo seen rek muy lënkaloo gouvernement muy sàcc di ko jox te lii ma leen di wax vérifier leen ko waaw dem ni ci sëriñ bu leen neex wala borom ne ko fu trésor féete xamu ko xamul adresse trésor
doo fay l'impôt doo fay patente di encaisser nag di encaisser toog muy dox yow ku la tudd rek téeméer songandoo la. dama ne buñ àndul wax dëgg duñ dem te buñ bokkul wax dëgg ànd def jëf dëgg mënuñoo fexe ba duñ dem sawara. li fi nekk dañ ko bokk wax ànd jubal dëggoo te xam ne di ñuy lekk moomuñu ko dañ ko bokk ak suñu moroom. dama lii dañ ko bokk ak suñu moroom ñu bëgguñu ko sarax bëgguñu ko may bëgguñu ko coppati di jox bëgguñu ko ni compal. dañu bëgg pur islam dañu bëgg pure citoyenneté dañu bëgg de vrais sénégalais de vrais patriotes de vrais africains ay bokk yu ànd xam li tax ñu ànd xam li ñu bokkee lan kenn bañ koo lekk ba sa morom. waaye mbir mi demewul noonu lépp weng jëme benn boor. kon le terrorisme luñ delloo si la ci ce dernier quart de siècle lañ ko delloo si pour mëne ko ci politique bi dugal ko ci. parce que le nouvel ordre mondial la globalisation et cette mondialisation il fallait des instrumentalisations yoo xam ne daañu ko def pour permettre liñ bëgg moom ñu def ko ñu am ko. moo tax jël baatu terrorisme boobu la peur jël ko mu benn effet psychologique bu xasin ci bopp doomu aadama yi day tiit. utilisant le terrorisme ku la neex mën nga koo jàpp. utilisant le terrorisme am nga bunt pour teg ay bombe rey ay nit. utilisant le terrorisme mën ngaa jàpp nit def ko ci kaso bi lu yàgg. mooy ay baat yoo xam ne dañ ko formaliser encore delloo si ko moderniser ko delloo si ko ci jamono tey jii ku wax ñu le terroriste nga di menacer africains yi di menacer l'islam ay jullit ay dof yi jullit surtout Sénégal on ñu ko topp ci di yàppi barki démb dong leen tubaab bi ne di yàlla wax ne ni da nga koy dindi par force mbagg ak mbagg di julli tubaab non loolu dama koy dindi. ay góor jigéen ni da ngeen koy dindi ba mu daan julli kee taxaw fële noonu ay coronavirus ñu doon ni dof jéemu yori benn analyse tubaab bi xëy wax dañu xëy jëf ñoo bon. waaye ku ci tëj sam xel dafa ne da nga dee dem àjjana juum nga ku ci tëj sam xel bañ a communiquer ak yàlla ku ci tëj sam xel bañ a dem ci les livres saints la Bible bañ a dem ci le Coran bañ a gëstu yeneen téere yi ubbi sa bopp bi ku ci deful da nga dee te da nga dem sawara. loolu waxi yàlla borom xel lay waxal ku amutul xel waxoog yàlla bokkoo ci yàlla te boo dee da nga dem sawara. ngoree di baaxul li ngeen di lekk xool leen ko. dama ne ku ci xool sa baay mu mel na nga bëgg ba loo ci bëgg am ko ci ki nga dendal loolu la bëgg ci baayam. waaye réew ni gis muru bu sa jang wax naan seen baay xalif di làkki tubaab te jàngoo déggoo tubaab da ngay manipulation ci nga ne. tubaab sax xamoo nuñ koy làkke naan di non yow da ngaa wax dara da ngaa jàng yow mënoo bind lettre bu jub alors sëriñ bi alors yu ñàkk xorom. yow boo gorewoon tubaab solo ko jéem a làkk bu sëñ tubaab ñibbisee jóge ci géej gi dama ne buñ gorewoon dëgg fanaan làkk tubaab dootuñu ko wax ci réew mi. waaye nag jom nekkul ci ñun. Macky Sall moom tire à sa fin. Macky Sall ak demam bu fekkee ne waxtu julli la ma ne nodd nañ. 3e mandat du ko fi amee de. le marabout de Tivaouane la naan 20 mandats 10 mandats 15 mandats waaw moo baax ci yow parce que moo lay jox ngay lekk.
li fi nekk dañ koy wax nit ñi dañoo sonn kenn xamatul foo jëm kenn xamatul looy def ñu war ci sa kaw ah sëñ Moustapha boo doon déglu lu mu bon amul mbañ sëñ Moustapha bu kàddum jibee ak sëñ Habib si moomu waaye Maodo si naan leen géej gi mel ne Biriyanke naan leen géej koy naan géej gi demal naan ko yow dama nga naan póotit yow Maodo mais xanaa da ngeen noo yeb wala man sama baay bokkul ci Sénégal wala sama baay da doon nelaw wala sama maam Ousmane Dramé dafa tëdd di xoole ba ngeen di sàqamee ki yéey seen góor di buusi nit ñi yara di ko di wax ca kaw mais man xanaa man Ousmane Dramé dama cee bokkut depuis que le Sénégal est le Sénégal depuis ma naissance ba heure bi billahi wallahi musuma lekk 1000 francs jóge trésor public 1000 francs musuma ko am ci trésor public bi kër yi ngeen jox sëñ Bass Abdou Khadre ay terrain ak yeneen sëriñ si même am na sëriñ soo xam ne seen i bàyyi ngeen joxoon suuf soo xam ne kenn xamul nu mu toll léegi ñun dañoo jël suuf si luyee ko di ci am xaalis man surtout Ousmane Dramé xanaa man waruma mën a sos sans mburu mais petit ko laa jox leen ma ci ab doom ma mos mais pour qui vous prenez lu dikk yéen a ko moom xanaa man du ma nit wala du ma xalaat te lu fi seeni maam def rek suñu maam def na ko suñu maam bu ñu toppaloon seeni maam doom bayre suñu maam danoo nangoo muñ ànd ak seen maam mi mënta muñ tubaab bi yaakaar ni moom mbooloo mi moo tax ñu fal ko mais tey bu noonu ginnaaw seen maam tubaab bi woon ginnaaw suuf seen maam kon le tissu le fait noonu la crème c'est nous il faut nous respecter pour lan boo ma woo ma bàyyi sama santu baay wuyoo sa santu baay boo ma wooloo bu ma ñëw damay daw te bu ma agsee damay raam bu ma raamee ba agsi du ma la ñemee xool danga may tifli ma du yëkkati sama bopp bu ma juree tudde la bu ma ñëwee jur doom mëtt sëy boo ko soxlaa ma jox la ko boo ci amee benn doom delloo ma sama doom ma yor sama doom yor sëb sët yor sama sët yow boo ne salaamaaleykum sama kër ma song xar ma yoroon doon ko waaje tabaski warul ko may rendi ko te bu ma ko rendee mun sukkee ndab li fa la duuf yoo laa koy sànni yaa koy lekk su mu amee doom ci kër gi fekk la fa da nga jël sama doom yow nga bàyyi fi sama baay tuddee ko sa baay booy dem ma jëli ginaar yu dund jox la wala ma dajale ba xaalis jox la woo dëkkandoo yi ci koñ bépp kenn ku ne indi lëf ma boole jox la bu julli jotee bu fi sama baay nekkee yaay jiite yow loolu bu la doyul loo bëgg même politique wate jo nga bàyyil noonu wateelal màkki fii kenn dafa war joxal màkki carte bi ana foo gis ci àdduna un citoyen privé de vote ñun de dëkk bi fi kenn wote wala koy wateelal Macky Sall te xaw naa loolu dof wala sam xel gàtt xam ne du yoon du dëgg du yoon bu fi kenn wote fii dañ fi aaye wote te permanence yëpp dañ leen génn dëkk bi bàyyi fa APR bàyyi fa Benno Bokk Yaakaar ñu ci daw dem Mbàkke làqu ji loolu nit mën na koo nangu am xel mën na koo nangu mais il faut nga fanatique doonu dof koo xam ne doo xalaat yow sa yuur dañ ko wëlbati dee seere ko def ci du kenn xamul door a mën a comprendre li waaye nit kuy xalaat dama ne doo ko ab tubaab mu xam ko doo ko ab tubaab mu ne lii dëgg la doo dem ci réewu naar yi wax ko fu ñu ne am na Sénégal dong la am dëkk boo xam ne Macky Sall rek a fi yow daal yaay falu keneen du falu collaboration boobu ñu defoon ak tubaab bi dëgg moo la ñuy dëggal ba tey moo la ñuy dëggal mais dafa jot ñu libérer les peuples
tout un Sénégalais ak fu mu war a nekk ak fu mën ne ci àdduna woote jot dafa war a woote te wooteel ku ko neex par parlu yi baaxut. loolu mooy terrorisme, c'est du terrorisme électoral, terrorisme politique, terrorisme boo xam ne yàlla mënu koo jéggal nit ki doo ko privé de ses droits. suuf sépp yàllaa ko moom, fépp yàllaay borom. waaw dama ne lii doon ci réew yi naar yi expliquer li ñu xam ko dañ naan du dëgg. ab dëkk fa ne bu fa kenn wote wala ko wote président mi ngay woteel demal ci réew université boo dem boo ko ñu jaaxle ñu di manipuler boobu ba nëgëni pour les intérêts de la France et les intérêts de ces crétins politiciens kon pour ñu tëj def liñ seen bopp ne y a aucun Sénégalais terroriste. Sénégal ña fay terroriste mooy sëriñ si te du ñëpp de boo nee sëriñ si politiciens yi matuñu 0,% moo tax bu ne politiciens yi waxuñu Sénégal gépp quand on dit les marabouts waxuñu sëriñ si dama ne lekkuñu naanuñu 95% des marabouts tey amuñu lu ñu añee 95% des marabouts laa la wax de tey ñu ci bëri bàyyi nañ njàngale mi ay jabar lañ ay jabar wër di jabar parce que ñi ci kaw 1% 0,% boobu ñooñu ñu ciy dund 4-4 jeeg caga lépp lañ ciy am mais ñi nga xam ne ñooy les vrais sëriñ vrai ay doomi cheikh yoo xam ne seen maam dafa ñàq ñooñu tey koo ci dem këram amul lum añee te buy dem ci xalifa ba da yóbbaale xaalis jox ko te xalifa mën koo jënd. lii lépp affaire maçon la c'est le système maçonnique ku jege lekk ku jegul bokk ku bokkul bokkoo Sénégal dafa dépassé foofu parce que nous sommes une famille dañoo war a ànd teg ko ci yoon yërëm ñi néew doole jàppale leen waaye maa koy lekk maa koy dawal man rek man dong jeeg bi maa ko samay jeega di ndax nit ñi dëkke macc rouge à lèvres nga lépp produit mbaam xooxu la xëy bëgg maa jiite ak di ma xut du dëgg du yoon dama ne sëñ Bass li nga bëgg la say nawle bëgg ci réew mi waaw Maodo si noonu ngay def ni njoxum mi pour dund dama defal sa bopp bi ne xale yi dañoo war a dund mais ñëwuñu pour naan géej gi yàlla wàcc fu ñuy naan géej gi Maodo da ngaa war a mel ne Habib Sy roy ci moom wala nga roy ci sëñ Moustapha boo xamul naka la waaye nag boo xiifee boo wax doo ko tey kon maa ngi jéggulu xol bi mënta neex ndax Sénégal rek laa bëgg Sénégal képp laa gëm ma yaakaaroon na ñii ñu jox suñu bopp àdduna ak àllaaxira même bu dul dëgg di aada war nañu jël responsabilité bi taxawu askan wi waaye ñoom ci seen bopp ñoo gérer combine bi ànd koog nag la France ak sa gouvernement corrompu bii nga xam ne ñoo fi nekk sonal askan wi du kilifa yi diine bu ne kilifa yi diine nag bu leen généraliser dama le 0,1% ñooy lekk mais 99% ñi woy seen boppi sëriñ lekkuñu naanuñu te amuñu jàmm ndax seeni mentalité dañ colonisé fi mu ne sëriñ soosu amul ku ci ñemee gis weer wi wax ko même imam yi dañ leen di coloniser parce que tubaab bee ko bëggee noonu jël këri famille yi këri diine yi mu moomee leen d'islam imam yi topp ci seen ginnaaw te imam moo war a jiitu te amul benn imam bu nekk Sénégal bu ñemee gis weer wi wax ko wala boo ko gisee da nga yeble ci xalif général ba mun la waxal def nga loolu dëgg la kon maa ngi jégalu bu baax a baax man de Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla nañ buur yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi
yàlla man yàlla moom yàlla attan yàlla na yàlla delloo si islam ban mën a ànd jaamu yàlla doon nag ay vrais citoyens yoo xam ne dañuy ànd defar sunu réew te indi pexe yoo xam ne daanu mën a boole Afrique muy unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique yàlla mën na lépp ñu ngi koy sàkku di ko ñaan te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf.